21 sunu gan docteur Pape Moussa Thior salaamaaleykum docteur. sëñ Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs RFM yëpp di Georges de ci yëpp di nuyu. ñu ngi nuyu itam Georges docteur sa xam-xam dafa màcc ci li ñuy wax santé publique maanaam wér-gu-yaram askan wépp coronavirus gi ba mu dooree ci réew mi gis nañ nga doon joxe xalaat yu wuuteeg say naataango ci jamono jooju nga ni bu ñu ñàngal affaire yi nañu ko gérer bàyyi ñu def immunité collective garaawagul garaaw yooyu. ne nga woon sax li ñuy wax taux de nu ñu koy waxeeti bu ñu joxee chiffre yi Georges. taux de positivité bi bu weesuwul 20% jarul tiit fi mu toll nii ay 35% la est-ce que la nga doon wax ngay wax ba léegi wala da ngay wax ni léegi yegsi nañ ci jamono yu garaaw ci coronavirus bi. jërëjëf sëñ Babacar mënuma wax la ma doon wax il y a 1 an et demi. ndax contexte yi du benn information yi ñu am tam du benn wax dëgg yàlla ndax man ba ma doon wax bàyyi leen virus bi mu circulé boo fàttaliku li ñu amoon ci ay dee bariwul li ñu amoon ci cas bariwul ma doon wax ne décision yi nga xam ne dañ ko war a jël dañ ko war a méngale ak suñu situation wu réew maanaam mënoo tiit rek ne damay ragal su ma deful dara li yegg si fii loolu tax ngay tëj ay jàkk di tëj nit ñi man loolu laa waxoon. léegi nag bu ñu ñëwee ba tey jii situation bi changé dafay laajaat jàngat rek dafay laaj jàngat lan la ñu am dañu gis ne tey cas yi bari na trop cas yi bari na taux de positivité bi yokku na mais ci santé publique sooy def analyse bul utiliser benn information rek parce que nombre de cas rek kenn du ci sukkandiku pour wax gravité wu maladie pour wax gravité maladie il faut que nga am nombre de cas bi mais il faut que tam nga xool taux de positivité bi. il faut que nga xool tam si feebar corona bi nan lay rey ci nit ñi maanaam le taux de mortalité ak le taux de létalité te soo xoolee li nga xam ne moom la ñu am jamono yi ci affaire coronavirus bi donte nombre de cas yokku na lu bari mais tam li ñu war a wax moo di ne li muy faat maanaam taux de létalité bi dafa wàcc parce que bu njëkk ba. li ñu doon wooyee man bëgguma sax di wax ay vague mais li ñu doon wax deuxième vague ak première vague sooy xool taux de létalité bi c'était 2,3%. bi ñu gisee recrudescence bii ñu nekk nii soo calculer taux de létalité bi eggul sax 1 donc taux de létalité bi dafa wàcc booy xool donc man ma nekk expert en santé publique mënuma su may def analyse ba pare ma fàtte loolu dëgg la cas yi ñu ngi yokku mais àndul ak. yokkute bi nga xam ne moom la ñiy faatu di yokku te loolu moom la ñuy déterminer gravité wu épidémie loolu nag bëgguma wax foofu ne dara xewul bu kenn def dara déedéet. mais nee nga kon garaawul ba léegi. non waxuma garaawul garaaw na taux de positivité bi ñu am ni 39% démb loolu mosuñu ko fi am donc lan conséquence bi ma lay wax ci loolu rek moo di ne suñu continuer am ay cas yu bari li ñuy wax flux entrant maanaam ñi nga xam ne dañuy dugg ci hôpitaux yi. amul benn système ci àdduna bi bu ko mën a dékku amul benn système États-Unis toll woon nañ fa ay jamono dégg ngeen leen ñuy yuuxu Inde toll woon nañu fa oxygène sax amuñu ko woon Angleterre ak États-Unis ñoo leen doon dimbale pour ñu am oxygène waxatuma la ak Sénégal donc suñu continuer cas yi di bare nii te defuñu dara dinañ dem ba benn moment effectivement cas yi dañuy gën a bëri mais su may def analyse tam damay def analyse froide ba tey ji may wax ak yow nii cas yi bëri na trop mais àndul ak gravité bi ñu koy wax parce que gravité en épidémiologie feebar bi li muy rey ak dégâts yi muy def moo tax ñu di ko wax. kon da nga jàpp ne comme ni ko benn yéenekaay bindee woon fan yi ñu weesu inquiétude et espoir loolu lan moo ko waral ndax système immunitaire u ndawu Afrique la wala. waaw loolu yaakaar nañu ne comme recrudescence bi ñu nekk nii dafa gën a ciblé xale yi ñoom yàlla dafa def seen soldaaru yaram maanaam seen système immunitaire. mën na jaamaarloo ak xeetu feebar bi loolu moom xam nañ ko li ci doy waar rek moo di ne ñoom dañuy wàll ñeneen ñi nga xam ne peut-être ñooñu amuñu système immunitaire bu demee noonu donc mais comme contexte bi changé na maanaam fi ñu nii am nañu vaccination boo xam ne dinañu mën a ñu gën a aar nit ñi nga xam ne ñoom la feebar bi gën a rab donc bu ñu amee stratégie bu baax gën a aar ñi nga xam ne ñoom la coronavirus gën a yàpp muy ci xale yi muy ci mag ñi
yaakaar naa ne dégâts yi nga xam ne moom la coronavirus di def maanaam muy rey du yegg comme ni mu yegg ci yeneen dëkk yi. association des femmes médecins di mbootaay bi ëmb jigéeni médecins yi Sénégal ñoom nee ñu tiit jot na ñëpp a war a tiit démb général Mame Thierno Dieng directeur hôpital principal bu Ndakaaru nee na tiital gi warul looy wax yow looy tontu. Man li may waxee xam naa ko yow li ma doon wax yëpp si laa ko daa waxee te loolu du ma ci jóge gis nga feebar bi ñuy wax coronavirus dafa indi ñaari épidémie dafa indi épidémie wu feebar bi ci boppam ba pare indi li ñuy wax épidémie de peur panique maanaam épidémie boo xam ne day man nag booy xool man dama bëgg nekk coordonnateur du programme de lutte contre la peur panique parce que saa bu may wax dama bëgg dalal xelu nit ñi parce que dama gëm ne feebar bu ñëwee ci askan woo xam ne dañoo panique dañoo tiit loraanga yi muy def moo ëpp fuuf bu dee dafa fekk nit ñu nekk ci dal donc dafay am solo pour que lépp lu ñu mën a def ñu dalal xelu nit ñi ci ne feebar bi am na ci lu wóor waaye itam ay jumtukaay am na ndax feebar bi mënoon na am du ñu am vaccin mënoon na am du ñu am garab bu ñu ko faje te communiqué bi ministère de la santé di def bés bu ne dafa am lu muy wax te kenn du ko xool feebar bi daf la naan bu ko fukki nit amee juróom-ñeent yi faj nañ yéen ñu wër tous les jours depuis plus de 1 an chaque jour communiqué di koy wax te kenn bëggul déglu loolu fukki nit yu am feebar bi juróom-ñeent ñi dañuy wër ñibbi seen kër kenn moo ciy faatu te loolu ñun ñëpp kenn bëggu koo dégg. Donc loolu lu am solo la feebar bi am na mais am nañu ay garab pour faj ko nit ñi ñu ngi ciy wër am nañu vaccin pour aar ko xam nañu naka lay wàll léegi nag li ci des mooy teg ay pexe yoo xam ne rek nit ñi dinañu mën a dégg li ñuy wax parce que tam gis nga problème communication bi may wax c'est-à-dire que dafa am benn maanaam benn woroo bu ndaw ci ni nga xam ne moom la journalistes yi ak presse bi ngeen baal ma ni ñuy rapporter mbiru feebar bi ak ni ko askan wi di yéege yow fi mu ne nii boo nee am nañu 4000 cas nga daal di ne tey réew mi tukki xam nga askan bi lu ñuy wax dañuy gëstu di xool 4000 cas yi fan la ne xam nga 4000 cas soo koy jeex ci 17 millions de population doo ko gis donc askan wi dañuy yaakaar ne nit ñi li ñuy wax amul alors que xëy na am na sax mais nit ñi koy rendre ak ñoom ni ñu koy percevoir loolu moo tax nit ñi daal li ñuy wax amul parce que bu ñu la nee feebar bi am na 4000 personnes nga daal di ne tey réew mi tukki ku nekk da ngay xool ci sama kër ana ko fi feebar nga gis nit ñi di soj di naan seen bantamaare di naan seen garab di doxi seen soxla nga ne mais ñii dañuy wax rek donc communication boobu la ñu war a defaraat ba nga xam ne du ñu nëbb nit ñi dëgg dinañ leen wax li am mais ñu bañ leen di tiital plus que de raison. est-ce que ci pexe yooyu war na ci bokk tey par exemple tere lépp lu jëm ci wàllu rassemblement tëj yenn bërëb yi delluwaat ca marché yi am ni ñu koy réguler tëj mosquée yeeg église yi comme que newoon nga ci vague yu njëkk yeeg donte sax bëgg wax waxi vague eggaguñu woon fi war a tax ñu tiit tey ñu nekk à plus de 1000 cas. waaw mais selon les chiffres officiels en tout cas. boo defee couvre-feu la ban njëriñ la am couvre-feu dafa tere virus bi circuler. virus bi xanaa guddi rek lay circuler ba ñu koy tëj. mais mën naa wàññeeku au moins si c'est une heure de temps. wàññiwul dara. couvre-feu daal est-ce que waruñu woon tëj Dakar fi ñu toll nii. béyu bàyyil affaire u tëj xam nga fi mu ne nii nit ñi dëkk bi nit ñi dañoo sonn. kon daal bëgg nga gars yi ànd nga ci gars yi dem tabaski ji. déglu ma rek waxuma loolu de ba léegi waxaguma loolu. dama ne bu dee da ngay gérer problème nit ñi ngay gérer problème bi est-ce que xam ngeen yan nit ngeen jàkkaar lool ñiy gérer problème bi yan nit Sénégalais yi tey dañoo sonn dañu am ay problème demal ci dëkk bi nga laaj nit ñi nga daje kenn nga ne ko tey lan mooy sa problème nga def benn sondage wóor na ma ni coronavirus du jël premier du jël dina passer sax 10e c'est pas le problème des gens te bu dee yow da nga nekk fii pour. loolu du njuumteem. non du njuumte perception bi ma lay wax sànq moom moo am nit ñi ni ñu koy percevoir ñoom loolu rek lañ lay wax dañ la naan ñun lii du suñu problème lii mais coronavirus ça va venir très loin derrière le classement donc yow tey jii boo tëjee nit ñi lan ngay indi wàññiwoo dara benn façon rek lañ am pour empêcher virus bi mu circuler xam nga mooy lan tëj ñëpp ràpp kenn du bouger loolu la ñuy woowee mise en quarantaine man kii sax xaw ma ko mise en quarantaine mais mise en quarantaine xel xalaatu ko fi ñu toll nii li nga xam ne mën nañu koo def te mooy yenu maanaam mooy rassemblement yi wax dëgg yàlla nañu ko arrêté
lépp loo xam ne dafay indi rassemblement. mais loolu est-ce que waroowul ak la nga daan wax naan laisser le virus circuler. maanaam nañ bàyyi virus bi mu daw. non waroowul xam nga lu tax man la waroowul parce que. nañ la loolu tey jii juumoo woon. déedéet ban juum mais tey jii su dee virus bi mu ngi circuler de façon mënoo ko teree circuler muy dal ay. immunité collective bi nga doon wax amul. déglul rek muy daw kon vaccin mënul indi immunité collective su dee mu ñu bàyyi nit ñi. immunité collective naturelle nga waxoon. immunité collective naturelle su mënta nekk. vaccin mënta indi immunité collective naturelle parce que ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk li ñuy dox te tey xoolal xale yi la ñu ne ñoom ñooy am coronavirus te dañuy am coronavirus donc développer anticorps yàlla def du ñu ci faatu mais ñooñu soxlawuñu vacciné wu donc soo jëlee ñi nga xam ne ñun te vaccin yi doyul nga jël le peu de vaccin yi ñu am nga ciblé ñi nga xam ne ñoo ko soxla ci jeunes yi ak ci mag ñi mais ñeneen ñi ci des su dee dañuy am corona te duñ ci faatu dinañ développer anticorps compléter action vaccination mi nga am immunité collective donc li ma waxoon démb ci lay laa ko gën a wax. mais tey fan lañu war a gën a teg curseur bi immunité collective naturelle wala immunité vaccinale bi. yow amoo vaccin le problème mooy amoo vaccin donc amuloo choix fi nga nekk nii li nga am ci as néew vaccin da ngay cibler ñi nga xam ne ñoo ko soxla ñi si corona di faat te xam nañ leen ñi ci des dañuy am corona. mais nag docteur li nga wax daaw ne immunité collective nañ bàyyi virus bi daw nit ñi wéral seen bopp loolu nag bu fekkoon lu yemb la kay duñu toll fi ñu tollu kaay di yokk. sëñ Babacar waxuma la woon loolu yow tamit dama la mës wax ne la laisser circuler le virus bu pare li ma ciy teg toujours mooy protéger les groupes vulnérables et respect des gestes barrières bul dagg li ma wax. musuma wax bàyyi leen nit ñi ñu circuler nit ñi di dee ñu suuli leen musuma wax loolu nit ko am xel du ko wax li ma la wax dama ko teg ci xam-xam bu leer te kenn weddiwoo ko nit mën nga ci am beneen xalaat bu la mais tey jii xale yi ñu ngi def coronavirus te gis nga ne mortalité bi ak létalité bi toppul yokkukaay. yokkumkaay sax test yi lañ yokk sax. non yokku na xam nga lu tax yokku na. parce que boo ko méngalee ak taux de positivité bi ci ngay xam ne yokku na. parce que ñun effectivement ay échantillonnage la ñuy def mais da ngay méngalee indicateurs yi nattukaay yi ngay méngale soo méngalee nattukaay yi kenn du werante ne kaay yokku na bu baax a baax a baax. dina gën a yokk ah. dina gën a yokku mais nee naa la su dee ñun jël nañu matukaay yi ñuy jël am ay vaccin ciblé parce que bu ñu amee ay cas yoo xam ne faatul kenn coronavirus amul problème bi mu am yëpp mooy dafay faat nit ñi suñu fexee ba faatul kenn ñu jël vaccin yi jox ko ñi ko soxla. maanaam jeunes yi am comorbidité ak mag ñi am comorbidité ñu jox leen vaccin dans un premier plan parce que vaccin yi doyul ñi ci des mais dinañ def corona parce que virus bi mënoo ko téye mais bu ñu defee corona ce n'est pas grave parce que duñ ci dee loolu laay expliquer. léegi tabaski gi kilifa yi ne ku ne na nga ko defee fa nga ne bañ a bojaase ànd nga ci am déet. bañ a ànd tey jii ku mën a parce que virus bi nit ñi ñoo ko yóbbu virus bi amulay tànk di dox donc bu dee Dakar. ne serait-ce que sax le fait de ne pas disséminer la maladie Dakar mooy épicentre maladie bi fii la cas yi ëppee plus de 98% des cas mais xel dina nangu ñi nga xam ne dañoo nekk Dakar yore feebar mais ñu bañ a dem ci dëkk bi lawal ko foofu donc loolu sensibilisation léegi nag problème bi mooy lan moo tax suñu autorités yi mënuñu wax nit ñi lu ñu dégg loolu mooy problème bi mais nit ñi wax nañ leen ba sonn. lan la pour yow. xaw ma lan moo tax mënuñoo wax nit ñi parce que dafa am relation de confiance boo xam ne ci sama wàll dafa romp gis nga mbir boo ko politiser de trop nit ñi dañuy yaakaar ne lii yëpp affaire politique la bu doon docteur yi rekk la ñoom ñooy wax nit ñi di leen déglu man gëm naa ne nit ñi dinañ toppatoo li ñuy def. koy wax Macky Sall am Abdoulaye Diouf Sarr bul ma booleeg Macky Sall. waaw non li ma mën a wax daal moo di. mais tamit askan wi tamit war na dégg. non politique ndax bu ñu ñëwoon tey États-Unis mbaa France toog leen fi ngeen toog bu kenn wajaase nit ñi dañuy respecté loolu. lu tax Sénégal mënuñoo dégg loolu tam. déedéet gis nga défiance bi am ci affaire coronavirus États-Unis la France la Allemagne la dëkk yëpp population yi ñu ngi manifester contre les mesures du Sénégal rek dëgër bopp bii ñu gis Sénégal ni moo am ci dëkk yëpp. waaye ñooñu lañ mën ñun mënuñu ko. dëgg la ba tey mais ñun tam feebar bi la mu def foofu dafa ko fii ci ñun am nañu sutura suñu borom bu mu ñu defal boo xam ne dañ ko war a nangu bañ a tëj jàkka yi ubbi jàkka yi nit ñi julli sant suñu borom mi ñu defal xéewal googu bi nga xam ne nit ñi am na ñoo xam ne bëgguñoo gis xéewal googu. te xéewal gi yàllaa ko def julli tabaski gi nag loo ci xalaat. mais man su ma doon man lépp luy indi rassemblement war nañoo mën a wax ak nit ñi parce que julli tabaski du farata. ñu jullee ci kër yi. ñu jullee ci du farata mën nañu wax ak nit ñi bu doon kilifa yi dinañu wax ak nit ñi lu ñu dégg mais ñu bañ a julli ji lépp luy créer rassemblement war nañ koo mën a jamono yu ñu toll war nañ koo arrêté
mais tiital nit ñi indi épidémie de peur panique wax dëgg yàlla dara jaru ko. est-ce que à ce propos da nga bëgg a jàpp ne xëy na comme pouvoir public yi mënatuñoo wax nit ñu dégg kilifay diine yi. jël mbir mi en charge waaw kilifay diine yi rek ñoo war a wax kilifay diine rek ñoom ñoo war a wax parce que loolu mooy gestion communautaire de la maladie tey jii nee naa bu ñu jaaroon fa nu waroon a jaar Sénégal waruñu am problème ci feebar parce que ñun suñu stratégie fi mu ne nii li ñu mën a sauver rek moom mooy approche communautaire nag bu jaar yoon parce que Sénégal dafa am benn tradition boo xam ne ñun ñu ñëpp dañu mës a ñii suñu moyen d'intervention au niveau communautaire parce que am nañu ay voies yoo xam ne dañ ko fee tegoon programme sida di ci jaar programme paludisme di ci jaar programme tuberculose di ci jaar ñu def ay résultats yu mucc ayib li ma jaaxal nag mooy dafa mel ni yoon boobu dañ koo bàyyi utiliser yeneen yoon yoo xam ne joxuñu benn résultat mais bu ñu jëloon orthodoxie bi te li ma lay wax ni propriété au ministère de la santé la du propriété wu Thior du propriété wu Ibra Ndoye du propriété wu keneen ay fonctionnaires yu jaaroon ministère de la santé ñoo liggéeyoon liggéey boo xam ne nee nañu la pour jaar dem ci niveau communautaire da ngay def décentralisation intégration collaboration multisectorielle contractualisation territorialisation non contractualisation man li ma wax laay xam li ma xam laay wax contractualisation avec les acteurs pour ñu def ay intervention yoo xam ne ministère da koy superviser ça n'a rien à voir avec les structures décentralisées du CNG qui sont au niveau des régions et du département qui sont des unités de déconcentration ça n'a absolument rien à voir avec une décentralisation effective bi nga xam ne communauté yi ñooy jël lutte bi def ko nañu delluwaat fi ñu war a jël parce que suñu deful communautaire boobu xam naa da nga sukkandiku ci li nga jiite woon programme xeex paludisme ci Sénégal jërëjëf docteur Pape Moussa Thior yaa ngi cosaanoo Sindia for nañ ci yow béy ne yaa ngi bëgg teg sa tànk ci langue politique yi nee nañ mairie ba sax da nga kaa bëgg waaw mairie ba laa bëgg parce que ñun fi mu ne nii yàlla daf noonu nattu Sindia amuñu maire ña fa nekk ay cuune lañu yoo xam ne jaayu suuf lañ fa nekkee toppatoo seen problème mu bopp askan bi dafa sonna bëgg am nit ñoo xam ne bëgg nañu seen réew am nañ xam-xam bi am nañ jaar bi ñu ñëw jooyanti mbiri te man wax dëgg yàlla taxaw naa pour dimbale askan bi ci loolu. fooy langoo. fu may langoo indépendant wala lan. non ñun dañuy def coalition ak acteurs yu mu mën a doon mais bu mu nekk cuune yi fi nekk rek mais képp ku mën a doon ku bëgg ànd ak ñun incha allah dinañ dem soppi li fi nekk defar ko nag commune boo xam ne ku romb si di nga xam ne fii ay góor yàlla fi nekk ci kattanu yàlla. jërëjëf docteur Pape Moussa Thior jërëjëf Georges ziar sunu mbokk TFM yi séenu leen ndax machine bi xam naa faate yendoog jàmm.